nekk footballeur kon daal di ñàkk bakkanam ci géej gi daañu ci ñëw ci kanam incha allah wala si suñu yeneen i édition Serigne Saliou wàllub immigration clandestine ba léegi mu ngi d'actualité donte def nañ ci ay effort yu bari. c'est malheureux encore ñu déggaat ne doomu Sénégal bu ñàkk bakkanam ci immigration clandestine lii dafay wane ne politique bi nga xamante ne moom la gouvernement bi mettre en place ba léegi pour stopper émission clandestine ba léegi mën naa ne politique boobu taxawul parce que su taxawoon réellement tey solution yi dina am quand même lu muy jur mais suñu demee boobu ba léegi que nit ñi malgré tout en tout cas li ñu wax yépp ci xëyu ndaw ñi que ne nit ñi ñi ngi continuer di dem ba léegi immigration clandestine c'est parce que quelque part aussi mën naa wax ne état bi dañu fayir foofu te bi kii sax moo feeñ est-ce que amul ñeneen ñoo xam ne fi mu nekk nii dem nañ te gisuñu leen est-ce que amul parce que temps yi ci ginnaaw maa ngi dégg rek déjà au Maroc ñu yoo xam ne ni foofu ils sont égarés je crois dans le désert marocain donc muy loo xamante ne nii encore métti na ba léegi parce que depuis 2006 ba léegi amul politique bu ñu mettre en place pour stopper vraiment l'immigration clandestine lu ne jëm nañ ko mais on a l'impression que état bi dafa mel ni immigration clandestine en tout cas mënuguñ ci am solution ba léegi te solution bi nag moo di tout simplement faire de sorte que xale yi mën a am liggéey ci réew mi xale yi bu ñu amee liggéey ci réew mi lii nga xam moom la ñuy dem di ko jéggaani feneen wax dëgg yàlla dinañ toog fii mais su fekkee ne da nga toog bu benn âge bi amuloo liggéey amuloo benn perspective d'avenir loolu moo leen di pousser vraiment à cette folie parce que ñi nga xam ne dañuy jël géej gi aussi vraiment jëluñu ko de gaieté de cœur parce que dañu amul pexe une fois j'ai entendu benn xale buñ ko laajee moom dane déjà dee mënul weesu dee parce que ñoom dane déjà toog Sénégal déjà c'est une mort donc dem ci géej gi aussi dee c'est la même chose ce qui veut dire que ñoom bu ñu yemalee toog bi ak dem bi ko pour ñoom jàpp nañu dee la donc ça veut dire que ñooñu dootuñu gis dara ci seen kanam mais nag état bi ñoom de façon beaucoup plus lucide war nañu gën a réfléchir sur cette immigration clandestine parce que ça continue quand même de faire des ravages en tout cas chez nos jeunes. dëgg la Serigne Saliou ñu wax nag ci wàllub yoon ak coow li ñeel crash bu Sénégal Air daañu ci sëgg àtte bi fanweeri fan bu weerub juin lay doon ab audience spéciale lay doon itam procès bi nga xamante ne ni ki tey sax lañu ko dig namoon amal. ki nga xamante ni mooy juge bi ñuy dénk dossier bi moom moo ko dàkk ki nekkoon directeur général kon bu ANACIM ak ñeent ci ñamu doon liggéeyal di fàttali ni tuuma yi ñu teg ci seen i ndodd bokk na ci homicide volontaire tuuma yoo xamante ni sax ki leen inculpé woon mooy ki fi nekkoon doyen des juges ci jamono jooju mu di Samba Sall crash boobu la itam di fàttali ni lu tolloog juróom-ñaari doomu aadama ñàkkoon nañu ci seen bakkan ñoo du ceeg Safiatou Badjaye. mbirum crash Sénégal Air dinañ ko vidé ci fanweeri fan ci weeru juin bi ñu dëgmal ci audience spéciale ci wàllu woowee sax justice française bi moom yebaloon na benn commission rogatoire fii ci Dakar ndax nag kenn ci victime crash boobule doomu France la ci juróomi fan ci weeru septembre atum 2015 ñu fàttali benn avion d'évacuation médicale bu yeboon lu toll ci juróom-ñaari nit moo daanu ci large Dakar drame bi nag mu ngi am ci lu toll ci fukki junni mètre altitude ci ville bu Tambacounda appareil d'évacuation médicale bi ñu affrété woon SOS médecin Dakar mu ngi doon effectué benn liaison ci diggante Burkina Faso ak Dakar pour benn urgence médicale ci boobule bés nag la frôlé benn appareil ligne équato-guinéen bi waroon dem Cotonou waaye nag dafa mujj rek continuer dem Malabo ginnaaw bi mu jéemee jokkoo ak appareil sénégalais bi te antuwul suñu sukkandikoo ci résultat enquête yi appareil Sénégal Air bi ci boppam nag amul woon couverture radar ci jamono bi accident bi di am lu ni mel sax moo tax ba mu mujjee ci niveau vol bu Boeing bi ba léegi suñu sukkandikoo ci directeur boobule structure appareil bi ba léegi nag gisuñu ko ndax nag dafa mujj abîmé wu ci lu toll rek ci juróom-ñeent fukki kilomètres ci suñu côte. ñu wax ci juróom-ñeenteelu ndaje bu gouvernement face à la presse ni ki tey ci suba amoon na Mansour Faye Sophie Gladima Siby ak Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñëpp tontu nañu laaj ci tukkee ci taskatu xibaar yi jawriñ bu ñu dénk wàllu wérgu yaram ak action sociale moom moytu na tontu ci affaire Astou Sokhna ndax nee na yëf yi le mu ngi ci loxoy yoon li Abdoulaye Diouf Sarr leeral moo di moom parewul ngir tekki ay ndombol tànkam ki lee di jawriñ bi ñu dénk wàllu énergie ak pétrole moom itam mu ngi dalal xel yi ci yokkute njëgu carburant bi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom réew Sénégal am nañu stock bu doy rax ci doole ñu ngi xaar yeneen i tonnage ci weer yi ñu jëm ñoonu ci ak Younousa Baldé. moo xam kérosène essence gasoil Sénégal am na ay stock yu xaw a doy jamono yi. su ma jëlee kérosène bi fu mu nekk nii on est à l'aise ba fin mai mais am nañu commandé encore yi nga xam ne ñëw super même chose gasoil bi même chose.
waaye ak jafe-jafe yu am diggante Russie ak Ukraine ndax Sénégal pare na ngir maintenir subvention bu muy def ci produits pétroliers yi lii mooy tontu Sophie Gladima Siby. fexe ba Petrosen dugg daf may permettre itam waxtaan waxu Petrosen ñu bari ñu ngi doon ñaaw lu tax naan ñu am compagnie nationale mais lii mooy njëriñu compagnie nationale fu mu nekk day permettre ñu réguler secteur bi c'est vrai ubbi woon nañu secteur bi à des privés mais tey dafa laaj par rapport à la sécurité et à la sécurisation de ce pays quand même qu'il y ait un acteur public. Ministre de la santé tamit nekkoon na ci ndaje mi ci lu soxal mbirum Astou Sokhna Abdoulaye Diouf Sarr di xam ne ni buy mbir mi di am système bi amuloon benn jafe-jafe ci boobule bërëb mu ni duñu accepter ñu am comportement yu bon te nekk ci système bi di yàkkal ay junni personnel de santé yu am comportement bu baax ci beneen fànn gi Abdoulaye Diouf Sarr di xam ne ni xel xalaatul muy tekki ndombol tànkam. jorin bi ñu dénk wàllu transport routier ak ferroviaire moom itam daal dina ci porox ndoolu ngir def ab taxaw seetlu ci exploitation bu terre bi la mu daal di xamle mooy jot nañu cee am lu tollook 3 milliards ci suñu ay koppar ndax lu tollook 50 junni doomu aadama jot nañu cee dugg noonu ceeg Mansour Faye. neexee la day yokk parce que nit ñaa ngi ñëw dafa am heure yoo xam ni par exemple le matin doon day fees dell parce que heure yu nit ñi liggéey la après-midi à partir de 16 heures day fees dell parce que nit ñi heure bi bogoog ñuy jéggalu bu baax ci qualité élément bi jëwriñ bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale moom itam la mu daal di xamle moo di inondation du am ci diwaanu Kër Massar li mu xamle moom Oumar Gueye mooy def nañu disposition yëpp ba nga xamante ni pompage bi dinañu ko taxawal laata sax nawet bi di tàmbali dinañu fexe itam jeexal liggéey bi ñeel wàllu canalisation yi moom mu joxe itam ay leeral ci bassin de rétention ba nekk ci forêt classée bu Mbao daañu ci dellu si ci suñu yeneen i édition Mansour yow yaa doon laajte gouvernement face à la presse barki démb tey am na. waaw am na itam bari nay déclaration yoo xam ni génn na ci mais li ma waxoon ci ministre Sophie Gladima faaw ñuy xoolaat communication parce que ci wax ji nee na am nañu lu xaw a doy. boo dégloo wax ji. lu xaw a doy. am na itam lu ñuy xaar weer yi ñu jot. am na itam lu ñuy xaar. c'est-à-dire que bu ñu nee ba tollu foofu rek mooy li Seydi Gassama doon wax suñu stock stratégique bi ñu war a am nekku fi. dans ce cas faaw nga nangu ni am na manquement lan moo ko sabab beneen bi ci des bëgg na lool di tontu. wax yoo xamante ni bii waxu mboco la wax ju sew. te institution bu ñu ko gëmee ak bu ñu ko gëmul na wax li am Mansour Faye dafa wax ni terre bi liggéey na ñaata milliards. 3 milliards. transporte na tant de personnes. dafa joxe benn chiffre boo xam dafa exact ak loo ko contre. mun nga dellu soit jàngat. mise en cause mettre en cause li nga xam moom la wax. mais joxe na chiffre yu leer lu leer xam nga loolu leer na. transporté na lii bu la neexee ne doo ko gëm nga jéem a décortiquer waat def say calcul ci xaalis bi mu joxe ak nombre de personnes yi nga xam ni tukki nañu ci. mais teewul di nga am fu sukkandiku ba wax mais par contre ki ci des li mu wax da nga gis ni dafay tontuwaale ay waxu mbese. te du loolu la ñuy xaar ci institution. mënuñoo fexe ba tey nii may wax ak yow am na station boo fa demee doo am gasoil. super doo ngay am mais loolu foog Sénégalais yi wax ko loolu du waxu mbese loolu lu réel la lu palpable lu nit ñi di gis. donc li ñuy xaar mooy ñu wax ñu lan moo ko sabab. est-ce que guerre Russie bi ak Ukraine moo ñu impacté dëggantaan ñu xam ne loolu la wala ci suñu gars yi nga xam ne ñoo ñuy indil pétrole fii wala coowal saar li moo ñu impacté lépp ay question la yoo xam ni dañ ci bëgg ay réponses yoo xam ne dañ ci naan dut baaraam comme Mansour Faye ni mu ko defee. par contre xam nga taxaw ci kanamu Sénégalais yi ci fi ñu toll nii ak situation yi di leen promettre naan leen inondation du am waaye dañ bàyyi ba yegg ca yow kay dina màtteeg du màtte waa ji siiñ na baaraam baa ngi joxoñ dañ xaar ba nawet. fii lañ nawet jot ñu weddiwaat ko ñu ne presse bi journaliste yi nangam mais dañoo noppeegul ci situation bi génn Dakar ci inondation bàyyil ba mu taw nga xool. Kër Massar gi mu naan doo am inondation boo ma toppee mu yóbbu la ndoxum daaw ma fu mu nekk ba léegi ndoxum daaw waaye dina am inondation du am inondation ren te taw daaw ba des fa ba léegi kon il est toujours inondé. xam nga loolu mooy wax boo xam dafa mel ni yow bàyyiwoo xel ci Sénégalais yow ñu ngi lay déglu wala am nañu xel comme yow wala det. ñeenteel bi Abdoulaye Diouf Sarr nee du démissionné am na ci droit. parce que ñiy demandé mu démissionné teguñu ko fa woon. am na droit ni itam du ma démissionné. léegi nag ndeyu mbili ji ci boppam ki ko fa teg
te yow ci kanamam système santé bu Sénégal xam na ci lu dox ak lu doxul toujours mooy li may faral di wax am nañu droit demander Abdoulaye Diouf Sarr gis nañu ay échecs yu bëri yu am ci aw nga binam mais teewul ñoom ñi naan na dem teguñu ko fa woon beneen bi ci des mooy Abdoulaye Diouf Sarr am na ay fi compétence am yam système bi am na fu mu bloqué est-ce que Diouf Sarr moo ko bloqué wala c'est l'état même moom moo ko bloqué dafa am ay facteurs yu xaw a sensible yu sew est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr moo ko bloqué wala état bi ci boppam moo ko bloqué beneen bi ci des ñoom am nañ ci seen part de responsabilité xat yi Bougane moo créé seen TV 20h jot na yaa ngi def journal wan ma an responsabilité Bougane est-ce que li may commenté Bougane moo ma koy wax est-ce que li sëñ Saliou di commenté Bougane moo koy wax am na loo xam ne yow bu ñu la joxee ngay doxal nga accepte ni yow infirmier nga wala gynécologue nga yow bu malade bi xësee ba ñëw nekk ci say diggante loxo ba nga commencé bind ni recevoir naa Khady Colonel mu ngi sous ta responsabilité c'est à toi maintenant de def wala nga ñàkk a def te boo deful faaw ñu dénonce parce que yaa engagé ba noppi moo tax responsabilité partagée la ci diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak fajkat yi bu nee du ma démissionné ci dëgg la nekk pourquoi muy démissionné yow ñaata Sénégalais ñoo naan bu présenter journal ba kenn teel a présenter journal dafa wax yoo xamante ni bii teguwul c'est-à-dire que da ngay argumenter lu leer loo xam ne doo def parti pris doo